gis nañ benn vidéo boo xam ne da nga ko def ne jigéen kenn du ko bëgg est-ce que mën nga ma tekki loolu lan moo ci dugg lan moo tax nga wax loolu. macha allah Cheikh Ahmed ñu ngi rafetlu question bi parce que question bi ñëw na plus de 100 fois donc mu nekk question boo xamante ne donc dañuy sawar tontu ci ñun ay góor lañu te góor yàlla dafa sàkkee ci kaw jigéen yàlla sàkkee ko ci suuf jigéen elle est complément de l'homme mais aussi moom mooy diminutif maanaam góor. mais tey jii góor moom la yàlla jox maanaam mu doon njiit góor moom la yàlla jox mu doon kilifa te dafa am ay valeurs yoo xamante ne une fois que mu bëgg ba mu jeex rek donc da koy perte par force parce que góor bu fekkente ne dafa bëgg jigéen ba mu jeex tàkk dafa am lu muy perte mooy lu ñuy wooyee fula dafa am lu ñuy perte lu ñuy wooyee maanaam fayda dafa perte lu ñuy wooyee maanaam nekk maanaam njiit bu mat parce que njiit bu mat su bëggee ba mu jeex tàkk rek donc dootul mën a éduquer. dootul mën a corriger te pour que maanaam correction boobu maanaam mën a possible il faut que nga am loo desal li nga desal nag nekkul ne maanaam dafay nekk maanaam kët nekkul dafay nekk coupure mais dafay am continuité boobu dafay toog ci yërmande dafay toog maanaam ci compréhension dafay toog maanaam ci considération donc loolu ngay penché da ngay boole bëgg bu yem ak tamit maanaam yërmande ak considération donc une fois que nag maanaam loolu amul mooy waral des fois maanaam nit góor nekk ci këram jabaram du ko faale bu wàccee du ko la jënti bu ko waree may ndox woo jànq bi na ko may ko ndox bu ko waree may mu sangu woo doom ji na ko may ko mu sangu parce que lu tax moom mooy sentir na ne maanaam bëgg nga ko ba mu jeex une fois que góor bëgg ba mu jeex mu neex la ak mu naqari la da ngay perte lu ñu woowee respect te respect c'est l'élément fondamental maanaam ci relation mu ci doon mooy respect jigéen nag malheureusement yàlla da ko sàkke comme xale ñu ngi ko sàkke comme xale moom mooy lan moom mooy lu mu bëgg yëpp maanaam bu sentir na maanaam jot na ko dafay yóotu leneen te une fois que mu yóotu leneen maanaam dafay bàyyi maanaam ay logique am dafay bàyyi ay priorité am donc loolu moo tax maanaam danger la ci góor bi nga xamante ne moo xam borom kër la jël mbëggeel complète jox ko jigéen su boobaa maanaam dafay ñàkk borom këram te góor bu ñàkkee borom këram ñàkk na la macha allah. D'accord, merci. salaamaaleykum sama gars yi ñu leen di ziar ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte dellu soit ak yéen ci seen concept Sublime Confidence Sublime Confidence nekk concept boo xamante ne macha allah donc dañuy traité ay thèmes comme ni ñu ko waxee chaque jour rek chaque jour ak thème bu bees bi nga xamante ne moom la ñuy traité comme ni ngeen gisee sànq ci émission bu ma def ci rajo donc question boobu dafa ñëw lu bari parce que temps yii dafa def benn vidéo daal di ciy wax naan jigéen kenn du ko bëgg ba mu jeex ndax saa yoo ko bëggee ba mu jeex rek. yow ku góor ki yaa ngi ci en danger mais aussi seen relation mi ngi ci en danger donc ma def benn émission après ñu ma koy posé war question pourquoi ma wax jooju noonu donc c'est très simple tey ci loolu lañu ko développé leeral ci li nga xamante ne moom mooy ñuy suivre partout ci YouTube Instagram Facebook Twitter ak ci plateforme yi nga xamante dañ fay intervenir yëpp donc loolu pour man c'est très simple. comme ni ma ko expliqué sànq ci vidéo bi donc jigéen en fait xelam moom moo jàpp ne góor daf ko war a bëgg ba mu jeex xelam moo jàpp loolu mais xolam arrangé wu ko maanaam xel may jàpp ne góor daf ko war a bëgg ba mu jeex mais en réalité arrangé wul xolu jigéen la moo tax arrangé wul xolu jigéen jigéen une fois que nga bëgg ko ba mu jeex sànq wax naa ko sànq ci émission bu war a def rajo. une fois que nga jox ko lépp une fois mu sentir ne maanaam toll nga foo xamante ne yow boo ko ñàkkee doo ko mën a gérer doo ko mën a nangu da ngay dof da ngay tàggali ko sa xel une fois que mu jàpp loolu rek mu neex la ak mu naqari la daf lay manipuler ak ko mënti doon. jigéen bu ko góor joxee lépp au lieu mu gis ne maanaam kii daf ko bëgg déedéet dafay gis ne daf ko maîtriser dafa contrôler dafa nekk à sa possession ba finalement sax da ngay sentir ne maanaam moom day commencer sentir ne est-ce que réellement sax li muy wër yow la moom ko jigéen gi day commencer di sentir ne est-ce que réellement sax maanaam bëgg na la day commencer di sentir insécurité. parce que la moo tax muy sentir insécurité moom mooy jigéen dafa bëgg chaque jour
maanaam di dund maanaam ci doute boobu noonu moom mooy amplifier ay sentiments doute boobu noonu moom mooy amplifier maanaam li nga xamante ne moom la war a séq ak yow maanaam ci positivité ci respect surtout le respect mutuel jigéen bu sentir ne bëgg nga ko ba mu jeex tàkk jox nga ko lépp respect mutuel boobu da nga koy perte te une fois que nga perte ko rek mu neex la ak mu naqari la seen relation mi ngi ci en danger yow it yaa ngi ci en danger naka la seen relation nekk en danger moom mooy à tout moment mën nga laa bàyyi à tout moment mën na la bàyyi parce que la moo tax moom mooy gisatul maanaam lu ñuy wooyee mythe góor mythe la war a nekk ci kanamu jigéen moom mooy tax chaque jour li nga xamante ne moom lay relater li nga xamante ne moom lay développer ci seen diggante dafay exister tout le temps dafay am pérennisation dafay impacter mais jigéen bu la comprendre ba nga jeex maîtriser la ba nga jeex boo sàgganee da ngay perte li nga xamante ne moom mooy amouram. beneen point bi ci topp moom mooy lan moom mooy l'homme et la femme ne sont pas égaux quel que soit nag lu ñu mën ci gëmloo jigéen ñi émancipation góor mooy takk tubéy jigéen mooy takk sër d'accord c'est bien beau mais ci benn côté li lay firndeel ne ci benn côté la mooy bu course bi démarré rek nga yëg ne maanaam góor ak jigéen duñu benn jigéen maanaam benn partie la ci góor donc quoi qu'il en soit mënuñoo bokk tolluwaay jigéen tant que maanaam nekkul ci protection góor tant que nekkul maanaam ci sous couvert góor nekkul en sécurité ak nag jigéen bu ma ci doon wax naa ko ci single boobu ma génnee fan yi muy jigéen ju gën xam naa fan yi incha allah dinañ ci tourner benn clip bu mucc ayib ñu ngi koy préparé ak staff bi yëpp développé nañ ci lu bari pour que maanaam jigéen ñi mën a comprendre exactement lan mooy seen xol lan lañ war a def naka lañ war a sëy naka lañ war a comporté woo naka lañ war a dundee ak seeni borom kër c'est très important donc ñu xam ne maanaam jigéen ak góor bokkuñu degré bokkuñu maqaama bokkuñu tolluwaay waaye nag duñ fàtte ne góor yërmandeem daa war a jeex tàkk ci jigéen ndax lan ndax néew dooleem ndax lan ndax matadeem ndax lan ndax yàlla daf ko joxe ci lëndëm ndax lëndëm bi moom mooy lan mooy bu muy déparé kër ndeyam ak kër baayam dañ koo muur loolu métaphore la boo xamante ne am na lu muy tekki loolu muy tekki nag moo waral maanaam góor daa war a yërëm jigéen moo tax ma ne jigéen mën nga ko bëgg lool waaye desal ci loo xamante ne moom mooy tax maanaam bu defee lu mu war a def nga am courage yu corriger ko jigéen bëgg ko mais desal ci loo xamante ne bu defee lu la neexul nga am sañ-sañu wax ko jigéen bëgg ko waaye bàyyi loo xamante ne bu defee loo xamante ne du cëram nga am sañ-sañu corriger ko teg ko ci yoon loolu moo tax ma ne bëgg jigéen baax na logique la norme lu normal la mais des na ci loolu une fois que maanaam loolu nga xamante dafa am place ci bëgg bi ngay bëgg jigéen nga remplacer ko maanaam par bëgg ba mu jeex tàkk su defee lu dul yoon di nga jom mi trop parce que doo ko corriger parce que doo ko teg ci raay parce que doo ko dimbale te jigéen góor moo ko war a dimbale pour que mu échelonné mën a teg ay jéego mën a avancer c'est très important. sama mbokk góor ñi maa ngi di ñaaxaat tàmbale ci sama bopp ngeen gën a delluwaat ci seen place ngeen gën a delluwaat ci li nga xamante ne moom moo seen cër ndax benn exemple bu ndaw laa di jox mooy jigéen li mu bëgg maanaam ci góor du ko jot mukk lu dul ne maanaam daf ko jiital maanaam moom loolu la jàpp et malheureusement même bu àggee ci foofu noonu dem ba am possibilité am force jiital borom këram ci lay doo nga xamee ne nekk moom noonu sàkku du lii parce que boobaa day perte lu bari yëg-yëg ya sensation ya bëgg ya yëpp la koy perte mais du ci rendre compte tant que àggu ca ndax lan
diggante góor ak jigéen dafa am benn chaise bu ñu woowee une chaise royale bu nekk ci seen digg maanaam bépp góor ak jigéen maanaam bu war a daje rek dafa am lu ñuy woowee une chaise royale boo xamante ne mooy nekk seen diggante ñu ñaar chaise boobu noonu est une chaise qui appartient à l'homme ku góor ki moom chaise royale boobu noonu ku jigéen gi xam na ni ku góor ki moom chaise royale bi waaye terewul même bu ñu nekkoon lu mat 100 ans chaque jour ku jigéen ki dina essayer toog ci chaise royale bi parce que jàpp na ne mooy li ma doon waxoon sànq ci début bi rek xelam jàpp na ne toog ci chaise royale boobu noonu moo koy may ci jëkkëram li mu soxla yëpp alors que bu ci toogee rek day xam ne di nga am chaise moomu ko parce que elle gouvernera mal très mal dootul gérer ménage am dootul sëy ni war a sëy dootul fonk jëkkëram dootul respecté jëkkëram am na ay jigéen yu toog ci chaise royale boobu tey am na yaana mais malheureusement bu ñu toogee rek lépp yàqu parce que ku sol yére boo xamante ne daf la ëpp loxo ya ak tànk ya di diree ko bu defee yow ñetti fan dégg nga am nga xeeñ parce que da ngay ramasser ay tilim lu ci nekk dafa am ko moom góor dafa am cër bu ko yàlla jox mooy le dirigeant le patron le grand le fort jigéen am cër bu ko yàlla jox mooy yaay nangu soumission pas nekk jàmm déedéet mais nangu doon sëykat jox cër jëkkëram di bàyyi xel jëkkëram di bàyyi xel ay njabootam di dawee yërmande ainsi de suite benn jour dafa am ñaari couleur yu doon xëccoo ku ci nekk dégg nga maam di sàkk lu gën a kawe maanaam la yàlla jox mooy couleur blanche ak couleur rouge di mélanger ba mu jigi mu am mauve blanc di mélanger ba mu jigi mu am noir bu ko defee ku ci nekk delluwaat ci sa askan ku ci nekk ba nga delloo ci sa askan dañ laa génnee ndax xàmmeetuñ leen moom la woykat bi di wax naan su bëy àndul ak moromi bëyam su moytuwul yi ànd ak cere maanaam ay métaphore la yoo xamante ne dafay ubbeeku ci benn côté mais su tëjoo ci beneen côté maanaam li nga moom li nga war a mel ni nga war a jëfee soo ko bàyyee rek def la warul def baa dugg ci loo warul dugg te une fois que loolu am rek da ngay perte lu ñu wooyee maanaam say repères c'est comme la culture en quelque sorte comme la culture et l'éducation c'est en quelque sorte ça la culture c'est le support de l'éducation on ne peut pas avoir une bonne éducation sans la culture donc noonu la maanaam lu ci nekk dafa am fu mu dëkk jigéen fii la dëkk góor fii la dëkk doom fii la dëkk yaay fii la dëkk ainsi de suite sama jigéen ñi chaise royale boobu ngeen di xëccoo arrangé wu leen arrangé wul seen borom kër arrangé wul seen ménage seen borom kër moo ko moom bàyyi leen ko ak moom. ñu jeexal kàddu yi ci ay baat yu gàtt rek mooy que ne sama jigéen ñi yéen dañ leen di bëgg mais aussi dañ leen di yërëm bëgg bi dañ koy panaché maanaam dañuy jël 50% bëgg 30% yërmande yeneen 20% maanaam respect ak considération ngir bu erreur amee maanaam ñu mën leen teg ci yoon tekkiwul ne nag góor def erreur ñëpp def erreur mais erreur ci jigéen la gën a yombee si parce que yàlla moom moo ko wax jamono fësal na ko àdduna fësal na ko jigéen matul ñàkk mat boobu nag terewul ne dina am xalaat bu kawe dina am xalaat bu rafet dina am xalaat bu baax parce que comme ni nga koy waxee rek derrière un grand homme y a toujours une grande dame macha allah donc yéen mënuñoo dem sans yéen tamit mënuloon dem sans ñun mais pour kër gi neex lépp jaar yoon ku ci nekk ci ñun na téye maanaam cëram
ku ci nekk ci ñun na jël li mu moom bu ko defee le plus important dafay rester mooy ce qu'on appelle le respect mutuel dafay rester sur place su ko defee saa su nekk yëg-yëg yi di gën di yaatu bëgg ak bëggante bi di gën di synchroniser dara du métti léppay neex ndax nag góor wax naa ko du benn yoon du ñaari yoon ci ay émission ci ay conférence yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy def dañuy développer ay thèmes yoo xamante ne dafay laal maanaam ci côté bii nii jigéen la war a nekk ci biir këram nan la war a sëyee nan la war a dundee nan la war a dundee ci société bi. La femme c'est l'exceptionnel, la femme c'est la beauté, la femme c'est l'amour, la femme c'est l'élément fondamental dans notre société. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans la femme, il n'y a pas d'amour. Sans la femme, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de réflexion. Donc la femme est tout dans cette société. Donc li ngeen détenir moo ëpp sax mën naa ne lu ñu détenir mais nag seen jàmm yéen jigéen ñi seen tawféex seen taysiir seen nawlaru mburaat mi ngi toog ci maanaam ngeen bàyyi góor cëram yéen ngeen jël seen cër. Sénégal jëm kanam ñu ko gars yi di waxee Gambie maanaam gën a kawe macha allah yàlla def jàmm ci Sénégal vraiment. problème bu ñu mënti am rek maanaam bu ko envoyé dañ ko traité def ci vidéo incha allah waxtaan ci ngeen commenté di aimé ndax loolu vraiment daf ñuy neex daf ñuy dimbale ci lu bari aussi dafay tax tamit maanaam ñu gën a sawar ci liggéey bi di kontaan ci ñëpp di leen ñaanal jàmm comme ni nga ko waxee tout le temps rek mais aussi di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ci yeneen i thème yeneen i épisode ak seen concept Sublime Confidence jërë ngeen jëf.